salaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar lu bëri donc waa VIP Business Net ñoo ñëwoon tey jii nii pour defal leen benn vidéo de formation si nu ñuy analyser crypto-monnaie donc balaa may tàmmali maa ngi leen di ñaax ngeen abonné wu si chaîne bi et puis ngeen aimé vidéo bi et ngeen bàyyi ay commentaire bu nekkee lu ñuy wax wala lu ñuy def daal intéressé na leen. Donc maa ngi yëgal képp kii seetaan vidéo bi di tamit du ma conseiller financier donc damay partager juste li nga xamante ni moom laa am ci expérience par rapport ak crypto-monnaie yi et en même temps permettre ñeneen ñi ñu mën a xam lan mooy crypto-monnaie nu ñuy jëndee ak nu ñuy jaayee. Donc am na yeneen vidéo yi nga xamante ni def nañ ko ci chaîne bi que ça soit en wolof ou bien en français pour permettre leen ngeen gën a xam lan mooy crypto-monnaie donc mun ngeen ci bàyyi xel ngeen dem parcourir chaîne bi pour mën a xool yeneen vidéo donc dañuy dem lu gaaw pour bañ a guddal vidéo bi donc lu ñu xool tey mooy nu ñuy defee analyse ci bépp crypto-monnaie. Donc dañuy dem directement ci CoinMarketCap donc fi nga xamante ni lu ci gën a bëri foofu la ñuy defee ay vidéo donc lu ñuy def mooy maanaam dañuy dem ci partie recherche fii nii ñu def tour crypto-monnaie bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a rechercher donc damay jël exemple Saitama mu génn mu ngi nii ngeen bàyyi xel ci yeneen yi donc dafa am ay Saitama yu bëri crypto bu nekk am na ay yeneen crypto yi nga xamante ni dañ koy génnee ginnaawam donc ngeen bàyyi xel ci crypto bi ngeen xamante ni moom ngeen bëgg a rechercher donc damay cliquer ci Saitama bi su ma demee ci Saitama bi directement damay am lépp li nga xamante ni mooy information ci crypto bi donc déjà lii moom mooy prix actuel crypto bi fu mu toll nii donc moom moo nekk nii prix actuel crypto bi fii la toll donc fii da ngeen di bës fii nii pour mën a xam courbe bi donc bu mu commencé ba tey fu mu toll donc à partir de fii par exemple boo leen bësee fii nii par exemple di ngeen mën a xam ban période la crypto bi la ñu génnee crypto bi et boobu buñ ko génnee ñaata moo nekkoon valeur am donc par exemple man maa ngi cliquer foofu noonu bës naa foofu noonu gis nga donc mois de juin la ñu le 23 juin moom la ñu créé crypto-monnaie bi te gis ngeen par exemple ñaata zéro la amoon par rapport ak tey jii nii donc loolu ay information yu leen di permettre ngeen xam ndax crypto bi bu ñu koy créer ba tey def na pourcentage wala déet sinon tamit am ngeen fii nii pour mën a xam ñaata % la def buñ ko créer ba tey jii nii donc en fonction de journée yi tamit mën ngeen cliquer par exemple fii ci 1 heure bi wala 24 heures bi wala 7 jours bi wala 30 jours bi wala 90 jours bi wala 1 an bi pour mën a xam en fonction de crypto-monnaie buñ ko créer ba tey wala période bi ba tey nu def par rapport ak évolution. Donc après ñu dem ci lu ñuy naan capitalisation boursière bi donc crypto bi par exemple fii la ñuy afficher capitalisation boursière bi donc gis ngeen ni bii dugalaguñ ko en bourse c'est-à-dire nekkagul en bourse te jamono yi lay gën a yomb pour nit ñi ñu jënd ko mais jàpp nañ ni bis buñ ko dugalee bourse ba ñu distribuer crypto yi nga xamante ni moom moo nekk ci Saitama bi yëpp lii moom mooy nekk capitalisation boursière am au maximum mais mën na ko dépasser que mën na nekk moins de loolu tout dépend de ñoom seen système et son fonctionnement par rapport ak ndax dañuy brûler ay crypto wala déet brûler mooy maanaam dañuy jël une partie des crypto yi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom sànni ko ci benn adresse bi nga xamante ni kenn dootu ko mën a récupérer donc fii moom mooy offre en circulation bi donc fi ngeen gis ñu def NA rek mooy maanaam information boobu noonu amul fii mais mën ngeen ko am feneen ci dinaa leen woon fan ngeen koy amee donc lii volume en 24 heures bi la boo xoolee fii par exemple 75 millions de volume en 24 heures la loolu pour crypto bu ndaw moom c'est un énorme volume donc fii offre maximum bi moom moo nekk nii gis nga offre maximum bi le plus haut moom moo nekk fii mooy maanaam crypto bi prix bu gën a mag bi nga xamante ni moom la jote yegg moom moo nekk fii nii donc offre totale bi moom moo nekk fii nii donc rang fi mu toll nii fii la toll ci rang donc muy ci 2722 positions par rapport à plus de 10 000 crypto yi nga xamante ni moom moo génn
jamono yi. Donc boo leen wàccee ci suuf fii à propos gis ngeen boo leen cliquer fii da leen di wax lépp li nga xamante ni moom la ñu wax ci crypto bi dañ koy cliquer gis ngeen. Donc lii yëpp ay information la yi nga xamante ni dañ ko wax ci crypto bi lan mooy projet bi lan la ñu war a def ci crypto bi lépp li nga xamante ni daal lu jëm ci crypto bi dinañ ko def fii nii ci à propos. Donc après lan ngeen am ci ban réseau la crypto bi nekk. Donc fii moom mooy contrat bi fii ngeen di copier contrat bi. Donc gis ngeen ni crypto bi ci réseau Ethereum bi la nekk. Donc information bu importante. Après am ngeen fii nii sites yi réseaux sociaux yi ak explorer yi. Donc boo leen bësee fii nii dañuy dem directement ci foofu noonu. Donc dañuy bës foofu noonu et dañuy am lii annonce yi mooy maanaam annonce yi nga xamante ni moom la ñuy def ci crypto bi. fi technical document mooy maanaam livre blanc bi anglais naan white paper mooy li nga xamante ni programme crypto monnaie bi. Donc fii moom mooy site bi. Donc site crypto bi moom moo nekk nii boo leen bëggee am ay information ci crypto bi moom moo nekk nii. fii explorer yi donc mooy maanaam réseau bi nga xamante ni foofu la crypto bi nekk moom moo ne noonu. Donc fii am ngeen telegram bi et ici à la fin am ngeen Twitter bi. Donc dañ fiy cliquer yenn dañuy dem par exemple ci site bi. Donc site bi bu ñu cliquer ci site bi nii mën nañ dem directement ci site bi ñu xool tuuti site bi nu mu demee. Donc vérifier leen site yi voilà. Donc gis nga site Saitama moom moo nekk nii boo leen wàccee xool di ngeen gis information yi nga xamante ni moom lañ def ci crypto bi. ñu ngi waaj a génnee seen crypto monnaie seen wallet bi et en même temps wallet bi dina mën a disponible ci Apple wala ci Google Play bi. Donc ngeen xoolal ko seen bopp. Après mën nañu xool par exemple explorer bi transaction yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di am ci crypto bi. dañuy cliquer foofu noonu. bu ñu cliquer foofu directement dafa ñu yóbbu ci page bu mel nii. Donc xool leen fii par exemple maximum total supply mooy maanaam ñaata Saitama moom la ñu def à la création. Donc après fii am ngeen holder yi. holder mooy ñi nga xamante ni nit ñi nga xamante ni dañoo détenir ay Saitama. fii nombre de transfert bi moom moo nekk fii nii. après boo leen wàccee ci suuf. Donc fii am ngeen contrat bi amaat ngeen contrat bi fii nii amaat ngeen site bi fii am ngeen réseaux sociaux yi fii nii mën ngeen ko xoolaat fii. Et puis boo leen wàccee ci suuf gis ngeen fii par exemple au niveau de transfert. Donc boo leen wàccee ci suuf ci transfert da ngeen di cliquer ci transfert après ngeen wàcc ci suuf di ngeen gis ngeen dem côté droite bi tuuti ngeen cliquer nii dem côté droite bi di ngeen gis transaction en 24 heures yi. gis ngeen lii yëpp ay transaction en 24 heures en 1 minute gis nga. Donc par rapport ak par exemple boo leen xoolee ni ci biir 4 minutes ñaata transaction moo am. Donc lu am importance la. Après boo leen bëggee xam ñaata holder yi tamit mën ngeen ko cliquer fii nii pourcentage holder yi ñu cliquer foofu noonu dem ci kii bi. Donc toujours da ngeen di dem ci côté droite bi boo leen bëggee am information yëpp. Donc di par exemple black hole bi moom mooy c'est benn adresse bi nga xamante ni adresse bu mooy li ma doon wax sànq adresse brûlure bi la. mooy fi nga xamante ni genre benn adresse la benn adresse portefeuille bi nga xamante ni bépp crypto monnaie bu ñu brûler ci Saitama foofu noonu lañ koy dugal. bu ñu xas crypto bu ñu xas nombre bu ñu xas ba dugal foofu noonu jeex na kenn dootu ko mën a récupérer. Donc boo leen xoolee par exemple lii gën a am solo mooy maanaam lii pourcentage bi nii gis nga ñoom par exemple brûler nañu 55% de Saitama yi nga xamante ni moom lañ defoon en création. yii kenn mënatu si jot. yii nii kenn mënatul jot si yii nii 55%, ce qui veut dire que à peu près ay 45% wala lu ko manqué sax moom moo des. Et ñoom sur chaque transaction dañuy brûler une partie. Donc crypto bu baax la. xool leen ki ci topp ki nga xamante ni moom moo détenir plus de Saitama. keneen ki ci topp donc boo xoolee même 10 premières personnes yi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 premières personnes yi ba fii boo leen boolewoon sax amuñu 20% ci Saitama. C'est-à-dire yoruñu 20% si Saitama. mënuma sax wax 20%, yoruñu sax plus de 10% si Saitama. Ce qui veut dire que
même 10 personnes yu njëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ëpp lu ñu yor ci Saitama tey ji bu ñu jaayoon ay seen Saitama du wàññi marché bi dara c'est-à-dire mënuñu manipuler marché bi donc loolu nag na ci nit ñi bàyyi xel. Donc Saitama dafa def de telle sorte que anti whale lañ koy wax mooy maanaam anti baleine yi ñi nga xamante ni ay portefeuille yu mag la ñu yor wala ay milliardaires yi nga xamante ni dañuy jënd lu bëri bis bu wàccee ñu jënd lu bëri bis bu yéegee ñu jaay. Donc Saitama dafa def benn système bi nga xamante ni da leen permettre ñu éviter loolu. am na montant bi nga xamante ni mënoo ko jënd ci Saitama am na montant bi nga xamante ni mënoo ko retirer ci Saitama pour mën a permettre kenn ku nekk am. Donc lii yëpp ay information yi nga xamante ni dañ ci war a bàyyi xel surtout ni ma ko waxee transfert yi fii nii donc transfert yi ak holder yi na ngeen ciy bàyyi xel. Transfert yi moom mooy boo leen cliquer ci transfert di nga gis par exemple ñaata nit ñoo nekk di jënd ay wala ay ñaata transfert ñoo nekk di am ci crypto bi. Et surtout holder yi ngeen dem ci xool ndax am na déjà système de brûlure c'est-à-dire système bi nga xamante ni dafay brûler ay crypto ci par rapport ak transaction wala ci nombre de transactions nombre de transactions ak déet wa ilaa ngeen xool nit ñi nga xamante ni sur les 10 premières personnes ndax ñi ci gën a bëri am nañu majorité ci crypto bi wala déet. Loolu yëpp na ngeen ciy bàyyi xel parce que lu am solo la. Donc boo leen demee DEX tamit mun ngeen am yeneen information yi ci info tamit pareil donc dañuy dem ci DEX bi xool li nga xamante ni moom lañ def ci kii bi donc di ngeen gis ni par exemple gis nga lii yëpp ay nit ñuy jënd la lii yëpp ay ñuy jaay ñii yëpp ay nit yuy jaay la gis nga yii yëpp dañoo nekk di jaay gis nga ñii yëpp dañoo nekk di jaay. Donc nit ñi dañuy jënd période bi nga xamante ni dafa wàcc ñu jaay période bi nga xamante ni dafa yéeg loolu yëpp da ngeen koo war a bàyyi xel parce que moo tax ñu leen di naan bu leen jënd crypto bi période bi nga xamante ni dafa yéeg yenn yéeg yi parce que ñi jëndoon moment bu muy wàcc yëpp dañu profité période boobu noonu pour jënd. Donc pour bañ a guddal vidéo bi loolu moo nekkoon information yi nga xamante ni moom moo nekkoon foofu noonu. Donc comme ni ma ko waxee du ma conseiller financier damay woon juste nit ñi ni nga xamante ni noonu la ñuy defee ay recherche par rapport ak crypto yi pour mën a xam lan mooy crypto nan lañ koy jëndee nan lañ koy jaayee et nu muy fonctionner. Donc boo leen demee ci yeneen vidéo yi ne ci chaîne bi dinañ leen woon exactement lan mooy crypto. Def nañ ay vidéo yu bëri yi nga xamante ni dafay permettre nit ñi ñu mën ci kii balaa ma pare dam leen di woon li nga xamante ni moom mooy Telegram bi tamit comme ni ma ko waxee Telegram ak Twitter bi. Donc boo leen ci cliquer di ngeen gis par exemple ñaata nit ñoo nekk ci Telegram bi. Donc vous avez vu par exemple il y a 42 668 membres et il y a 3 367 ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk en ligne. Donc après mën ngeen ñëw tamit ci Twitter bi ngeen cliquer ci Twitter bi xool ñaata abonnés lañ am. Donc gis nga ñu ngi ci 110 000 abonnés donc moom ngeen di xool fii nii lii yëpp ndax am na ay mouvement par rapport ak donc ay information yi yëpp lii ay information la gis ngeen donc par rapport ak seen wallet bu ñuy waajal. Donc lii yëpp dafa di li nga xamante ni lu am importance la ci crypto. Na ngeen rechercher ay crypto xoolal seen bopp vérifier seen bopp xool recherche de base yi nga xamante ni moom moo leen di permettre ngeen jënd crypto bi wala déet. Donc loolu moo nekkoon vidéo bi duma ko yeggali avant ma leen di ñaax ngeen di abonné wu ci chaîne bi ngeen bàyyi ay commentaires et surtout si vous avez des questions bu leen amee ay questions tamit ngeen bàyyi ko ci ou bien surtout boo leen amee ay formation wala yeneen vidéo yi nga xamante ni bëgg ngeen ñu defal leen ko ci chaîne bi lu jëm ci crypto-monnaie wala leneen mën ngeen ko lépp li nga xamante ni investissement la mën ngeen ñu ko bàyyi ci biir commentaire yi dinañ leen ko defal dinañ leen ci jàppale. Donc ma jeexal ci laaj leen benn question mooy maanaam kenn ku nekk bu nekkee bëgg na ko wala am na yéene bi mën nañu wax li nga xamante ni moom moo nekk ay crypto-monnaie yi nga xamante ni ñoom ñooy crypto-monnaie favorite mi. Donc képp ki nga xamante ni bàyyi na commentaire mën na wax yan mooy crypto yi nga xamante ni ñoom ñooy crypto am favorite parce que man mënuma xam lépp kenn xamul lépp. Donc yaakaar naa ni échange bi dinañu mën a permettre ñun ñëpp kenn ku nekk mën a xam ci li nga xamante ni moom moo nekk ci temps bi fu mu toll nii. Donc man maa ngi partager ay vidéo ak ay crypto. Donc yéen tamit boo leen amee ay idée par rapport ak ay crypto yu baax mën ngeen koo bàyyi ci commentaire bi pour ñeneen ñi mën ci bénéficier.
donc maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp bu leen fàttee abonné wu et puis maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp jàmm ak xewal